Daawur TV. ngeen jëf mbokk yi am nañ mbégte lool ak contentement di leen dalalaat fii ci sunu plateau spécial dañ ko baaxoo di defee ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam nuyoo bi nag ñu ngi koy commencé ci xalifa généralu maam Serigne Thiénaba Amadou Ndak Seck Serigne Assane Seck ñu ngi koy nuyu bu baax maam Boy dina ñaanal yàlla guddal sa fan yokk sa wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina nekk ci gàmm gu ñu jógee ñi ngi am mbégte lool ak contentement itam tey dalalaat sunu gan kenn ko xamante ni bi xam ngeen ko ni ñu ko baaxoo di defee jamono yii ci ginnaaw dalaloon nañ ko waxtaan nañu moom mu nekkoon émission bu am solo sunu téléspectateur sunu internautes yi doon ko laajaat mu nekkoon wax dëgg yàlla parce que émission bu neexoon la nit ñi tamit doon ko bàyyi xel jamono ju nekk ba tax na ñu toog dañ ko plébiscité ba ñu woowaat leen tey nag moom lañ bëgg a waxtaan incha allahu rabbi ñi ngi ndokkeel ñëpp nag autorité administrative yi nekk ci dëkk bi waaye nag kilifa yi ci gàmmu gi ñu jógee ku ne xam ne ni coono yëpp macha allah bëri woon na waaye sant yàlla ñu ko def alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla lépp lu ñu ci jaamu yàlla na ko ñëw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu mbokk la Gora Ndiaye ñu koy dakantal le futur maire moom la ñu war a dalal tey ñu waxtaan ci moom ci lu bëree bëri incha allah rabbi mais nag li ci ëpp nag politique lay doon ndax tey nag suñu plateau incha allah plateau la boo xamante ni bii waxtaan ci politique lu bëree bëri ak li nga xamante ni mooy local yi yàggatul léegi fa ñu toll nii ay weer rek moo ci des bu ko defee ñu mën cee jëm Gora ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte loolu ak kontaante itam di la dalal tey suñu plateau spécial fii ci Daawur TV Alaaji Gora futur maire maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Mamour Cissé di am mbégte contentement ci dalal bi nga xamante ni dalal nga ñu ko tey jii ci Daawur TV comme ni ñu koy wax rek ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu suñuy wayjur di leen ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak bépp wayjur di nuyu Serigne Thiénaba Cheikh Thiénaba Baye Assane Seck yàlla na yàlla defal ko wér yàlla defal ko réussite ci mission bi nga xamante ni moom la yore mission bi réussite bu ci bàyyi mi am ak magam yàlla na am bu ci kawe njortam mais également di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan donc à travers donc Daawur TV xam naa dinaa am tuuti présentation bi par rapport ak question yi ñi lay bëgg a rey question man damaa dëkk Thiénaba gi Baye Mamadou Thiénaba gi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo man maam Umari Ndaagay sama maam yow Gora Ndiaye ndax moo jur maam Jëmb Seck maam Jëmb Seck moo jur Madoune Fall jur Ami Fall jur sama baay Youssou Ndiaye kon man deret Umari Ndaag loolu kenn mënu ko werante kenn mënu caa génne tam Cissé laa bokk maam Birane Cissé sama maam moo jur Thione Cissé Thione Cissé jur Aminata Cissé mu jur ma man mi kon man dëkk bi dama fee dëkk mu demee ndong yéen Tafsir Obar Ndong moo jur Moussa Ndong moo jur Amadou An Ndong mu jur Biga Ndong mu jur sama yaay mu jur ma kon man dëkk bi fi laa dëkk te mun maa fi nga bokk de waxuma la nag Ndiayeen maam Youssou Ndiaye nekkoon jarbaatu lenga ba maam Umari Ndak Seck loolu moom wér na loolu moom dégg naa ko ci Njuga Ndiaye jur sama baay mu jur ma kon ñun dëkk bi fi lañ dëkk tey mënoo dugg benn famille laa de fii man bu ma bokkul loolu dëgg la moom amul donc ñun fii dëkk bi ci lañ dëkk waaye nag li ëpp solo du fii laa juddoo wala fii laa yaroo dëgg wala nga naan samay baay baax nañ wala samay maam baax nañ yow da ngay jéem a baax wala nga jéem leen raw wala jéem mel ni ñoom loolu mooy solo mais mbir bu du ay fiyee sama maam ak nangam ak nangam bu sa maam nekkee yonent bi tam te yoroo jikko yonent bi yoroon moom maar deetaali am na yonent boo xam te ni nii doomam ak jabaram ña nga sawara kon yooyu amul solo mais pour leeral ko nit ñi lay poser question yooyu noonu mais yooyu solo si tax ko bëri quoi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ji Seydina Muhammad di ñaan yàlla mu yombaloon suñu lamañ ba incha allah question yi ñu fiy posé ñu mën koo répondre ci nañu ko bëggee ko suñu Mamour incha allah ñu ngi jërëjëf Gora maa ngi am mbégte loolu ak contentement tamit ci yow macha allah ci wax ju am solo jooju nga xam te ni yaa ngi ko nuyoo mu nekk lu am solo tey nag comme ni nga ko baaxoo yaakaar naa jaroon nañ fi bon mu nekkoon émission boo xam te ne bi te askan bi Thiénaba ak lu ko wër ak ñi nga xam te ni yàlla def na bokk ngoom sa liggéey ak jëmale ñu mel noonu ñu ngi ko doon laaj kon émission boobu tamit bon am na fu mu yemoon dañ ko bëgg àgg rek tey waxtaan ci lu bëree bëri loo xamante ni mii ñeel na la waaye ñeel na askan wi itam comme ni ma ko baaxoo defee Daawur TV fépp fu xam-xam nekk wala fépp fu xibaar nekk boo xamante ni bi dina soxla askan yi ba ñu mën ci am lu ñu bëgg rek dañ ci ànd ak yéen kon Gora tey bu ñëwee yaakaar naa jóge nañ ci gàmmu 142e émission ak 142e mawlud mu yomam ten bi ñeent téeméeri at la ak ñeent fukk ak ñaar Thiénaba def ci seen gàmmu ñu génn ci gan kàddu nga ci mën a génn ginnaaw ba ñu génn ci gàmm ak discours xalifa bi waaw jërëjëf Serigne Mamour xam naa bala moo dugg sax ci question boobu noonu ma nuyu d'abord sama wayjur Mbaye Sarr Ndiar nga xam te ne mooy kilifa Ndiayeen macha allah maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam mais également di nuyu sama ndijaay Andala Cissé
yi nga xam te ne mooy kilifa ci sa tey jii ñu dem ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam di leen ñaan yàlla defal leen gudd fan gu ànd ak wér mais également nuyu sama ndijaay Abdou Ndongo di ñaanal aussi tamit yàlla na yàlla defal ko gudd fan gu ànd ak wér comme sa question bi ñu ngi ciy am mbégte bu baax yàlla def nañ ñu dugg ci gàmmu bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla defoon tam ñu bokkoon ci ñi nga xamante ni comité d'organisation bi dañ cee bokkoon ñu am nañu ci dénkoon ci wàllu santé effectivement donc santé aussi tamit yàlla defoon ñoo fa nekkoon doon ci liggéey par rapport ak gàmm gi yore fa ñaari tànk parce que tey le comité développement sanitaire bu Thiénaba ñun ñoo ko jiite kon ñaari casquette lañ fa taxaw woon waaye par rapport ak gàmm gi dañ naan à 90% ci wàll yi nga xamante ni moom la yoroon mën na ne alhamdulilah rabbil alamin lépp yemb na maanaam li ñuy doon 10 état par rapport ak gàmm moom mënuñu ne 100% parce que 100% souvent du yomb mais mën na ne à 90% état bi def na li nga xamante ne nii moom lañ ko santoon mel ni wàllu médicament alhamdulilah 11 millions la doon demandé mais 9 millions yi ñëwoon daa ñëwaat na donc loolu dañ ciy sant bu baax état mais également lu mel ni matériel yeeg tente yeeg yooyu yëpp disponible na donc lépp lu fi jëm ci wàllu comme Covid beeg yooyu noonu masque yi kon ku ne gis na ko kon xam na ni manqué wul yooyu yëpp nag ay dispositifs la yoo xam te ne état lañ ko diisoon mais defal nañu ko kon dañ ko koy sant bu baax waaye cant gi yëpp nag day dellu ci almujahid maam Ahmadou Ndak Seck ndax tey moom man dama ne gàmm bu doxee wala lu mën a am gàmm dañ ko sant ndax tey moom moo ñu faggul dëkk bii di Thiénaba tey dëkk bu ne ñee nga Thiénaba tey boo sañoon mel ni Thiénaba di gàmm parce que ñun dëkk lañu yor boo xam te ni nag wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg nag Thiénaba moom depuis 7 ans yi passé nii lépp loo fa gis mu yokkute ci gàmm la jógee mais jógul faneen ci benn autorité wala faneen ci gàmm la kon maam Amadou Ndak Seck yàlla na yàlla fayal na ko wax dëgg yàlla lépp lu ñu am ci luy taaral dëkk bi wala lu yokk dëkk bi nga gis ko teg sa bët xamal ne moom almujahid donc moom moo ñu fàggul lii moo tax loolu am fa mais du benn autorité bu mën a bàkku bu mu ñëwoon indi naa fa lii la preuve mooy démb dégg ngeen discours ministre d'état bi fi ñëwoon démb Omar Gueye dégg ngeen ko wax ba pare déggu leen benn réalisation bu mu ni président def na ko fi kenn déggu ko donc loolu nag dafa am lu muy wane parce que bu fi président tey defoon tey ëllëg am na fi hôpital wala nangam ak nangam bu boobaa bu ñëwee dana ko mën a wax waaye li mën a wax daal mooy Thiénaba nangam ak nangam mais amul benn réalisation boo xam te ne wax na ko loolu nag autorité locale yi wax dëgg yàlla dafa nañ bu dee téeméer la 90% yi ñoom la donc moo tax ñun maam amoon ndax la ñuy sant ndax lépp luñ fi gis ci gàmm muy yokkute rek ci moom moo tax ñu am ko ndax moo ñu fàggul dëkk bii di Thiénaba dëgg la Alaaji Gora am na solo lool macha allah ci loolu nga doon def mu nekk tamit benn rappel bu am solo ci discours tamit bi nga xamante ne bi tukkee na ci xalifa bi tukkee na ci tamit li nga xamante ne bi mooy ministre bi fi tabo bi fi teewloon le président Macky Sall son excellence Gora bu ñu ñëwaatee ci waxtaanu politique bi yow yaa ngi ci jokk ci yaakaar naa ci parti PDS ci nga jokk muy parti boo xamante ni parti bu mag a mag la yaakaar naa mooy numéro 2 jamono ji parti bu mag la sax mais jamono ji ne parti la boo xamante ni bi buñ nee parti bi nekk au pouvoir PDS lañ ci tekk ndax dëgg yàlla parti bu mag a mag te ñëpp nga bàyyi xel nga bokk ci biir nekk fi déru ay at yi ngi yaa ngi ci te mosoo bàyyi itam te waxoon nga may tëndi macha allah doo mos a bàyyi nii li nga xamante ni bi yaa ngi ko jàpp kon Gora tey PDS googu am na lu ñu ciy dégg ñu ciy du mandaat peut-être am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi représenté PDS te wax dëgg yàlla man boog yow laa ci xamoon loolu noonu ay force lu jógee fan wala lu mu demee parce que mën nga indi ay explication ñu xam. jërëjëf Serigne Mamour wax nga ko léegi ñu ngi bokk parti démocratique sénégalais lañ bokk Abdoulaye Wade mooy njiit la sunu candidat mooy Karim Meïssa Wade dëgg la ñu koy ñaan yàlla dafa ko jàmm ba mu retourné waat ñëw ci dëkk bi amiin yaa rabbal PDS nag parti la boo xam te ni nii àla kulli xaal ku mu neex ak ku mu naqari yàlla def na moom mu ngi doole joo xam te ni nii tey ñi xam politique nee nañu PDS kenn mënu jël pouvoir te ànduloo ñoom tey ci wàllu politique loolu ku dem élection rétroviseur tuuti nga dem élection 2017 di nga xam ni PDS du parti bu ndaw parce que moom rek moo fa am groupe parlementaire élection yi weesu na yéen a ko yàq waaw d'accord loolu la gars yi wax rek xam nga gars yi ñoom yéen a ko yàq souvent dañuy analyse ni leen neexee parce que bu ñu rappelé 2012 wax dëgg yàlla parti fi nekkoon bari na ñoom ñëpp dañoo contré woon Wade ñoom ñëpp jàmmarloo ak moom kon c'est normal que PDS tamit bu demee ba toll ci yenn état bi ñoom ñu toog xool parce que politique nag yaa que des intérêts li ci ëpp mooy ay intérêt la donc bu ñu xoolee ni lii moo ñu arrangé donc loolu dañ cay dem par rapport ak PDS nag au niveau local yàlla def na je suis le secrétaire général PDS ku ne xam na ni parti bi Abdoulaye mooy kilifa gi ndax mooy secrétaire général parti bi kon fii ci Thiénaba aussi tamit le secrétaire général communal bu section PDS donc yàlla man la ko def du sama njàmbaar peut-être du sama am du sama man-man mais xëy na sama fidélité ak sama constance boo xam ci parti bi tey moom moo tax tey ma dem ba dégg secrétaire général bu section bu parti bi xëccoo ma ko kenn nag képp ku bëgg a ñëw tam
boo ñëwee ma yaatal la. waaye man nag moom ci la ma ne yaaw naan Baye Mamour. depuis 2000 ba léegi kenn xayu ma fenn fu du PDS. kenn xayu ma benn parti bu du PDS ci li ma xam. kon nag donc loolu ci laay liggéey. te it ci laay woo képp ku ma gis tam ci loolu laa lay woo pour nga ñëw ñu liggéey ci. maintenant par rapport ak local nag moom xam naa bu ñu ci duggee dinañ ci wax. parce que local moom bokkul du forcément da nga war a dem ci parti démocratique Sénégal ci nga war a def ci local yi. parce que local Abdoulaye ni mu ko déggee mooy. local ñi mën a ànd liggéey. pour am ndam. ñoom ne ñooñu ñoo war a ànd. parce que noonu la ko définir woon donc boo gisee circulaire bi ñu génne woon 2019. ñu nag philosophie boobu la ñu am. gëm nañ parti bi. mais au niveau local tam dañuy xool li nga xam te ni bu ñu xamee ne parti bi moo war a dem pour mën a gagné. ci la ñuy mooy bu ñu gisee ni donc bu ñu demee faneen tey jii. gagné donc li nga xam te ni musiba la moo xam te ni nekk na fi dans ce cas boobaa dañ cey dem. mais parti bi daal ñu yaatal nañ ñëpp. képp ku nekk faneen tam di woote wa parti bi tam boo ñëwee incha allah ñu yaatal rek parti bi moom addition la laaj mais laaju ñuy wàññi kenn quoi. jërëjëf Gora Ndiaye mooy secrétaire général parti bi localement fii ci Sénégal muy fii ci Thiénaba muy PDS kon ni nga ko waxee leer na naññi kon Gora bu ñu defee benn transition tuuti rek ñu ñëwaat ci li nga xam te ne bii mooy local 2022 n'est-ce pas. le 23 janvier ci lañ ko jàpp incha allah muy élection yoo xamante ne bii ñu ngi koy waaj muy élection gox-goxaan yi Gora Ndiaye nekk secrétaire général bu PDS fii ci Thiénaba Gora lan moo war a nekk taxawaayu PDS ci li nga xam ne mooy élection locales yi échéances yi nga xam te ne ñu ngi koy jublu da ngay dem personnellement wala da ngeen ànd xam naa am nga doole ni nga ko waxee macha allah PDS moom doole jàng fi waaye coalition yi gis nañ ni mi ngi taxaw ci opposition bi kenn ku nekk yaa ngi am koy jàpp tànk def groupe ngir mën ca dema doon ndax ngóor si rek wax dëgg yàlla bëri na doole lan mooy taxawaayu PDS fii ci local Thiénaba. local bi moom alhamdulilah. waxuma la PDS waaye ñun moom gëm nañ ni nit ñi jox nañ ñu nopp. jox nañ ñu ay bët te bëgg nañ ñu te am nañ yaakaar ci ñun. mais dafa fekk ni nit mënu dem élection te amul foo bootu. ci PDS la ñu bootu quoi fa lañ nekk. fa la ñu nekk képp ku ñu àndal itam. ci lancé boobu la ñuy jógee pour ànd ci ak yow. bien vrai que am na ay coalition yoo xam te ne nii taxaw na pour l'instant. au niveau national muy wàllu Sénégal bi ak Yewwi Askan Wi. donc ñun nag philosophie bi ñu amoon démb moom lañu am tey. mooy dañu gëm ni ay élection locale moo élection présidentielle la yam nit mënul dem pour gagner ay élection li ci gëm mooy lëngoo nag ak ñi nga mën a àndal ñooñu ngi lëngoo nga xam te ne nawloo nan la nga nawloo leen je pense que ñooñu nga mën a àndal pour dem ci élection locale dans ce cas wax dëgg yàlla ñu ngi gis ay nit di waxtaan ak ñoom par rapport ak loolu noonu mais li ñuy wax daal askanu Thiénaba mooy ñun moom pare nañ incha allah pour élection yëpp ñëw ñu dëggal suñu bopp bokk ci jongante bi ñaan yàlla aussi tamit jël ndam la ça ne signifie pas que ni ñi ñu war a àndal di ñëw dañ naan leen forcément ñun ñoo leen jiite déedéet man doxewu ma noonu aussi tamit du ma waxee noonu mais dama gëm ni ki war a jiite ëllëg dina jiite incha allah ki fi war a nekk dina fi nekk incha allah mais li am solo mooy ñu xool di diglu askan wi xool askan wi lan la bëgg tey man ak sama ndiyaay par exemple Yaxya bu doon xëccoo tey war nañu mën a diglu askan mi par rapport ak ñun ñaar kan lañ ci jàpp ni ñu ñëwee donc dina amal dëkk bi njëriñ ñun nag tàgguñu suñu bopp waaye xam na ni nit ñi am na fu ñu teg la commune sax bu ma waxee donc waxuma sax Thiénaba mais la commune am na foo xam ne teg nañu fa am nañ ci ñun yaakaar et ñun itamit aussi gëm nañ ni incha allah ak équipe bi nga xam te ni moom la war a àndal pour liggéey gëm nañ ni élection yi le 23 janvier 2022 Talla Diagne incha allah dinañu woo félicité ñu par rapport ak victoire bi nga xam te ni moom la ñuy xaar incha allah le 23 janvier 2022 d'accord Alaaji Gora mais Gora nag il faut ñu waxtaan tamit parce que tamit Gora yow yaakaar naa mosoo dem élection su ma juumul mosul dem élection kon tey ren incha allah rabbi su ma juumulee bu nekkee moo war a njëkk a nekk nga présenté wu comme candidat à la candidature est-ce que Gora tey yow yaakaar nga ni askanu Thiénaba wala commune bi nga xam te ni ñooy population bi fi dëkkee war nañoo gis yow benn réalisation peut-être boo def wala nekk nga ci volet yoo xam te ni bii tax na ba mu war leen insister pour mu ñu voter la parce que Gora tamit bon loolu est-ce que am nga dëgg boobu doyoo boobu alhamdulilah yombatul de waaw bon xam nga d'abord dem nañ élection 2014 ñu ngi woon ci élection parce que conseil municipal la maa ngi bokkoon ci benn coalition boo xam te ne PDS moo ko seexoon ak réew mi ak yooyu bari woon nañ yàlla defoon na tam ñoo jëloon def naa ni 3e bu ma juumul ci élection yooyu bu dee 2017 man maa fa nekkoon secrétaire général demoon nañ élection parti bi fii ñoo fi jël 2e au niveau communal def naa bu gars yi demee ci archive dañ gis loolu kon booba yaa nekkoon à la tête wala am na kenn ku nekk maa nekkoon secrétaire général kii bi boobu ba léegi nii Decroix on était ensemble parce que boobu mu ngi woon ci liste PDS. kon est-ce que Decroix moo la mayoon doole. waaw mën na ne parce que Decroix tamit il n'est pas n'importe qui d'accord mais man moom li ma gëm te gëm ko mooy. commune bi ma dëkk nii. waaw moom xam nañ kan mooy Gora Ndiaye. bon tag ma sama bopp nag par rapport ak kii waxuma tam ni man la fi gars yi gën a bëgg déedéet. mais peut-être sama doxalin ak samay wax.
xam nga dafa am solo politique ni ko gars yi bëgg a jàppee man damaa dundewul noonu politique te maa ngi ci gis alhamdulilah avancement mooy di wax loo xam te ne gëm nga ko ba léegi bu ko gars yi jeexee man cee dut baaraam loolu nag dafa bëriwul ci politiciens yi dafa bëri ñuy wax ñoo xam te ne euphorie bi rek wax boo paree dem nga kenn du gis li ngay wax wala nga teg ci baaraam man nag dama nekk loo xam te ne lépp lu may wax rek ëllëg maa ngi bàyyi xel ëllëg yoolu ne gars yi naan vaar ñu bañ maa vaar beneen mooy di wax loo xam te ni bu ëllëgee ko gis xam ni lii góor waxoon na ko lii la boo gisee alerte yu bëri noonu lay def man du ma làmbatu loolu nag peut-être ci la ma nit ñi di kii mais par rapport ak li nga xam te ni ci leen dëgmal muy ay élection ñun am nañ ay jaar-jaar yu bëri ay Mamour ci wàllu politique ci wàllu yor ay institution tey jii may wax yow nii man maa ngi ci comité développement sanitaire CDS tey wëroon askan wi nga laaj par rapport ak bi ñu ko jëlee ak fi ñu ko yóbbu actuellement nii donte bëgg ma sax ci wax parce que loolu ba nga ko rek ba léegi ñaata at la bon léegi ma dugg sama 3 ans normalement xam naa ni 2 ans yi moom mat na mais maanaam sur le plan réalisation lañ fa def ak nekkin nu ña fay liggéey ni ñu leen mettre dans de bonnes conditions loolu dëkk bi yëpp ñu ngi koy wax am na ñoo xam te ceerno bi sax pour wala ne man ay mbiru institution du ma ko politique bu ma neexoon tey lu ma def rek damay woo caméra yu ñëw ma filmer ko nangam naam mais ma ko duggee tey ji ak avant ñu ko yor li nga xam ne def nañ fa lu rëy kon ñun am nañ ay poste de responsabilité yoo xam te ne yor nañ ko ci commune bi gars yi gis ni ñun liñ ko ñu ngi koy doxal maa ngi nuyu de passage ñi nga xam te ñoom laa ko seexal muy Cheikh Ndongo mu Baye Abdou Ndongo Mansour Dieye bu Kër Ibrahima Fall ak Ngoura Sawaré donc mu nekk ay xale yoo xam te ni ñu am compétence wax dëgg yàlla loolu tam man lancé boobu ñu am par rapport ak CDS bi ni ñu ko yoree muy dox ñu gis ni bi ñu ko yoree maanaam élan bi ñu jël par rapport ak ña ko fi yoroon dox moom liggéey ñu mais doxan bi ñu ci doxee wax dëgg yàlla ñi gis teg seen bët xam na ni ñun bu ñu joxee commune Thiénaba ak équipe bi nga xam te ni moom la ñu yore incha allah danañ ko yóbbu fu kawee njortu gars yi ñun ci lancé boobu ci la ñuy doxee ñun nag yàgg nañ fi yor ay ndombetaan comme ni nga waxee mouvement nawetaan ñu ngi ci mouvement nawetaan également bu dee ci parti bi ñu nekk UJTL en 2000 laa nekkoon UJTL kon def naa man kay ngeen ma légitime tey pour jiite commune Thiénaba donc war ci wàllum PDS mais suñu liggéey lañu gën a fësal ka ay wax parce que ñu bëri nag non gata góor a gars yi nañ da nga bëri wax parce que fii gars yi sax am nañ tamit guy maye saa lañ lay wooyee Thiénaba parce que nee nañ dossier bu génn góor a njaay moo nekk ca kanam mooy kaas mooy xeex te li ci gën a garaaw ne nañ dossier yi mosu ci am résultat loolu askan ni ñoom ko yónni te dañoo su ma ñëwee naa la ko wax dossier bu génn ñu ni góor moo nekk ca kanam yaa ngi xeex moom d'accord naa ci ak yow fépp fuñ toll yaa ngi ci réseaux sociaux yaa ngi wax yaa ngi def yaa ngi défendre mais gisuñu xeex boo xamante ni bi mos na am résultat ci yow waaw xam nga nit ñi ñoom li ñuy gis rek la ñuy wax xam nga ñoom résultat jàpp na ni mooy jàpp nañ waa yi tëj nañ ko waaw alors que loolu du résultat xam nga nit bu fekkee dafa nekk ci ab commune tey di fa nekk di bayangal di def lu ko neex di dem xew nu mu ko neexee nga dem ba ñimeetu la génn daa ma dégg baax waaw ñimeetu la génn ñimeetu la wax fii ci commune bi am na fi mais le maire bi ngay dégg ni Talla Diagne ban maire Talla Diagne ki fi nekk Talla Diagne waaw le maire xam nga souvent nit ñi dañuy confondre maanaam ni góor dafa am ak Talla Diagne problème man amul problème ak Talla Diagne xam nga kan laa amal problème le maire de la commune laa amal problème moom Talla Diagne laa amal problème parce que ni muy doxalee Talla Diagne en personne wala Talla Diagne en tant que maire man maa ngi am problème le maire Talla Diagne d'accord mais moom xam na ne amu problème ak moom d'accord kon bëgg dee moo jaay bi doom di ngénte bi ma ko waxee damaa ñëw foofu noonu daanaka fa laa yendu kon amu problème ak ñoom mais man lan lay xew mooy gestion bu baaxul muy def te gis naa ne am naa ci ay résultat loolu ñaa am ci résultat gis naa ci ay résultat xam nga man gis naa ci ay résultat man bëri na lu may kaas fii bàyyi Mamour Talla mu may dégg waaw su génnee fii nii bu góor waxee ba pare bu subaa ma gis ko mu changé dox yi nag wallaahi kon ça veut dire que kon foofu nga koy laal am wax ci oto mbalit bi di sëriñ bi jox Talla Diagne ma ne le conseil municipal yëgu ko doon na wër di laaj ay téeméer fu mu mujj téeméer ñee joxe ñii duñ joxe parce que jaarul fi mu war a jaar toog nañ CLD bu gàm moom mu dëggal li ma wax moom maire tout le monde waaw kon man li may wax moom mu ngi koy bàyyi xel dugul xam na ni góor li muy wax dëgg la moom ba mu jëlee parole ne leen oto mbalit bi sëñ Thiénaba moo ko teg sama loxo mais conseil municipal wax guma ci ak ñoom kon mën a gucc jël décision kon li muy wax dëggal na ko bu baax loolu am na bu dee xeex bi doon xeex par rapport ak carrière bi ñun xam nañ la ja xew lépp ma ne boo demee fii ci Thiès commune rurale bu Fandène am na ku ko yore woon PDS la bokkoon de 2000 à 2012 ay plainte a ngi dem kenn jàpp ko mais bi ba mbir mi jàllee laaj leen ñaata yoon lañ ko téyee ak ñaata yoon lañ ko tëj kon ñun li ñuy xeex am na gain de cause mais le temps au justice bokkul le temps leneen d'accord kon ñun gëm nañ ni li ñuy xeex dëgg la te gëm nañ ni ëllëg quel que soit Alpha Talla moom mënu fi nekk éternellement mais yoon dina ko topp ci li nga xam te moom lay dox kon am ngeen yaakaar ni bu tey du suba bu baax am ngeen yaakaar ni yoon mën na ko moom am na ko yaakaar ni bu tey itam di suba moom ala kulli xaal yoon dina woo Talla Diagne ci mbirum carrière bi
moo ko woon yeneen yoo xam te ne ay mbiri suuf la ak nanga ma nang loolu moom am nañ ci yaakaar bu baax parce que dëkk bi dëkk yoon la. xanaa boobu day fekk nga nekk maire. waaw incha allah bu ma nekkee maire moom. ci kàttanu yàlla. dañ focaliser liggéey bi waaye moom incha allah li war a leer dina leer moom. danañ koy décider moom nañ. duñ dox ci loo xam te ne lu lëndëm la. duñu dox ci loo xam te ne tamit aussi gëmuñu ko. mais ñun gëm nañ ni. bu ñu yàlla defoon maire suba duñ ci teg ay fan te mbir mi lijjantiwuñ ko moom. loolu leer la am lu leer la. ok jërëjëf Gora ci loolu am na solo loolu macha allah comme ni nga ko waxee léegi nag ñu ñëwaat en tant que seen coalition bi ngeen demee muy wàllu askan wi. coalition bu mag la wàllu Sénégal nga baal wàllu Sénégal. muy coalition boo xamante ni bon coalition c'est au niveau national la ñëpp bokk na ci tamit dalay topp ba fii ci localement léegi nag pour ñooñu noonu est ce que tamit yow est ce que am nga fu dëgër foo xam ne ñooñu ñëpp ñoom ñi seen biir coalition am nañ fi ñu leen di jàppal tàng fii ci biir commune bi wala ñooñu noonu. man yàlla daf ma dimbali Baye Mamour ñi fi nekk di laaj commune bi yëpp yàlla dimbali na ñoom ñëpp am nañ confiance ci man loolu may wax moom lu wér la te man jàpp naa sax pour nga gis benn candidat bu ñëpp mu am confiance ci moom. bariwul loolu nag du ma tagg sama bopp. xëy na non da ngay tagg sa bopp. waaw xaaral ma ñëw rek da ngay tagg sa bopp nag. xaaral ma ñëw loolu yàlla moo ko def parce que man ñi fi nekk candidat yi damay déggante ñoom ñu ci bari du ma ni ñëpp sax waa mais la majorité. des candidats damay déggante ñoom. ci lan da ngay teg ay deal. non pas wala da ngeen a jéem a fexeel maire bi fi nekk wala. damaa gëm ni man bu ma gaa yi jiitalee ñoom dinañ ànd ak man la majeure partie waxuma ñëpp nag parce que 100% moom yàlla rek moo ko am. mais man gëm naa ni ñi fi xëcc. am nañ droit xëcc te man gëm naa ni mën nañoo jiite commune bi mais gëm naa ni am nañ ci man confiance boo xam te nii bu ma gaa yi tànnee dinañ ànd ak man ci loolu noonu man waxuma la sax coalition bi ma bokk mais yeneen coalition yi sax dama fay déggante ñoo xam te ni am nañ ambition wu jiite. te nee nañ bu la say coalition jiitalee. ñu ñëw rejoindre ànd ak mais ñooñu est-ce que du candidat yi doo ko jóg yi nga xam te ni amaguñ doole. bokkuñ sax ci parti ci ay mouvement la ñu wala non tamit góor xam nga tax. ñooñu mën nañ la woo wax la loolu. te fekk te yow doole ji ngay xaar ci ñoom amuñu ko booba tamit mën nañu pénaliser aussi. non man xam nga Baye Mamadou commune bi du ma fi gan. doole yàgg nga fi moom dëgg yàlla xëcc ñëpp ku ci nekk mën naa la bindal livre ci moom. ñoom ñi fi lañ la fekk sax nag. ñoom ñëpp fi leen fekk. dëgg la kon man kenn man ku yor ñetti nit ak. ku yor téeméer nit man xam naa ko. xam nga dëkk bi nag daa bëri naxaate daa bëri genre sama waa ji quoi taala ña dafay bëri di wane ne maanaam mbooloo mi te yoroo benn mbooloo gis nga candidat yi fi ne fi nii même jour maa ko sama benn xarit Fallou Cissé ma ne ko candidat yi maa leen woo ñoom ñëpp bu leen neexee nan def test candidat bu ñu ñëw damaa bëgg a jiite commune bi nan la luyeel 516 sa kër wala sa buntu kër nga woote ba ma ko waxee ca la waxtaan wi tase c'est-à-dire kon bu ñu fiy naxaate dafa bëri man nag benn adversaire la am quoi muy Talla Diagne wax dëgg yàlla kese képp moom ma sonal mais xam nga gars yi bu xeex amee doo gis kenn dëgg la mais bu nee wàllu mbiru jiite ñëw ku ne day ñëw nag xam nga candidat yi bëri nii jamono yi jamono Talla Diagne léegi kay moom gis naa ni kenn ku ne def déclaration boobu yëtoon na nag ñun te boobu gars yi nga xalaat gendarmerie gars yi ñu nga xalaat tëj la wala nga deeca ñi naan mystique nangam ak nangam ak nangam ñun nag dañu gëm ni ñun Thiénaba mooy lu ñu gëm mooy suñu parti bi nga xam te moom la ñu gëm que lu mën a xew ñun buñ ci ñàkk suñu bakkan yàlla na yeex dañ cay dem ba jeex wax naa ne ko keroog ma leen nag jamono yi tàngoon na gis ñu ci kenn mais jamono yii nag moom ku ne da ngay taxaw ni mën a nag taxul nga nekk yow waaye daal man daal jàpp naa ne bu fekkee dëgg moo ñu tax a jug ak jële fi Talla Diagne dinañ xool ñi nga xamante ni nii wax dëgg yàlla dëkk bi am na ci ñoom yaakaar ñu jël leen ñu teg leen fi au niveau donc de la commune mu dem lu am na te yaakaar naa ni ñun au moins am na lu ñu fi def am nañ fu ñu jaar ci politique bi am na loo xam te ni jariñ nañ ko aussi tamit askan wi te xam nañ ko te nekkul loo xam te ni lu ñu ndamu la mais gis nañ ko te nit ñi tam ñu ngi jokkoo ak ñun loolu ñaan liggéeyu max xam nga liggéeyu max dafa am solo liggéey ci suuf bokkul ak ki nga xam te ni day dem fee bu demee ci Talla Sarr mais photo ko génnee nangam ak nangam ànd nag man doxewuma noonu man dëkk bii man wër na ma ku ma fi ëpp doole ba ma fi doole ma dëgg la waaw te bu ñu demee incha allah ba ci élection yi lépp dina dañuy xam ni góor a dëkk bi ku fi ëpp doole boo ko fi doole ndax man damaa dëkk bi nag am fi ay mbokk itam nag mais également commune bi tam ku ne laay jote intervention mais attends mais gars yi nag nee nañ Thiénaba moom gars yi ñoo ko wax du samay wax nag wax ji ma wax nii waaw nee nañ Thiénaba waaw futur maire Gora Ndiaye amu fi kenn ak morom loolu nit ñi ñoo ko wax du samay wax waaw loolu moom waaye nag au niveau ci nga xam te ni mooy côté zone nord bi tamit foofu noonu am nga fa rëq-rëq te daa bëgg tamit nga nangu ko ñu avancé ci wax coow bëri foofu nag maanaam fa lañ nare gisee surprise bu leen jaaxal ah mais góor yow tamit fi ne tey bu doon émission bi ni Baye Mamadou wala nga defoon émission bi en direct peut-être mu ne ci yenn communes yi di nga gis ay réaction yoo xam te ne yow dana la yéem sama téléphone bi tey bu ñu paroon émission nii ma wan la yu bari yoo xam te ne dëkkuñu sax fii ci Thiénaba ñu ci dans les autres villages environnement fa la nekk ay nit yu ma jox ay kilifa yu ne ci ëpp dëkk
di ma jox seen bopp ni ma élection yi di ñëw ñun yow lañ fi gis ci koo xamante ni gëm nañ ni bu fi Wuro Talla Diagne danañ am lu koy suñu jot waaye ñooñu suuf lañ koy loolu wax bari na waaw non duñ ko génne non man maa ko du dévoilé pour l'instant mais ñoom ñoo ko dévoilé ñu ne yow la ñu àndal bu ko defee nga am fa benn popularité aussi tamit loolu dina arrangé ñoom ñu ngi def un excellent travail ci fan dëkk tey boo demee Touba Gueye gi alhamdulilah nga dem kër Maysa la même chose n'est-ce pas nga dem dans les autres localités demal kër Matar gi wala kër Yoro xam nga yooyu yëpp man am naa fa ay nit yoo xam te nii ñu ngi liggéey ci li ma la wax nii ci ñu préparé mais politique boo ko xamee doo xëy rek ni waajaa ngi nii waaye mu xëy ni Talla Niasse mi man la àndal déedéet li may liggéey dama ko liggéey ci suuf ba bu sottee ñëpp xam ni góoram yi kat li mu doon liggéey lii la li am solo kay mooy ñoom comme ñoom dañoo am doole dañu woote ñu jël 516 ñu teg ñu woote candidat yow kon yow ñi nga jël 516 yow 516 nga woote fu la neex ba Maodo yàlla mi ma tiim xam na ne fii ma toog nii su ma neexoon convoqué fi 100 jeunes fii ci dëkk bi fii ma dëkk laa la ma la mais fii ci dëkk bi nii am na loo xam te moom mën naa la ko waxal loolu moom loolu fa la ma fekk mooy sa premier entretien waaw indi nga fi mbooloo loolu moom dëgg la tamit kii kenn ku ne ba ngay ñëw it macha allah am nga def nga fi ay teranga loolu mën naa koo wax ñoom ñëpp na ñu ngi fi en tout cas yow nag góor a xam naa la defu mu tamit sa marketing mais tamit nga gis dara wax ko tamit dara néewti waaye wax dëgg yàlla sa première émission bi nga def fii ak man dëgg yàlla ci lu yàgg loolu man nga fi ak mbooloo indi man sax souvent ni may wax ni yàlla xam na ni kon miinuma sama waxee noonu parce que man dama jël lépp def ci loxo yàlla mais également loolu yoon bi sallallahu alayhi wa sallam naan woyof dafa am solo man yàlla dafa ma dimbal moo woyof toll man ku ne man maa dox la mission man maa dox la yónnee amul benn problème parce que tamit nit ki boo bëggee jiite démb bi may ànd ak waa coalition bi ñoom ñëpp ànd ñëw maa leen dugal ci suuf laa toog gis naa la kay te samay rakkan ca dama leen jox ñu toog parce que xam nga dans la vie da ngay oyof nit nag boo bëggee jiite nit ñi da nga war a woyof waroo diis waroo rëy ñun nag peut-être fort boobu la ñu yàlla dimbali ñi di suñuy bàyyi nit ñi ci commune bi ku ci nekk def na la cëru bàyyi jox na la cëru bàyyi donc loolu lépp nag ñu ñuy ñaan yàlla buñ ci gis suñu bopp mais ñun gëm nañ ni commune bu Thiénaba bu ñu ko tegee suñu loxo ak équipe bi ñu war a àndal liggéey incha allah dinañ gis changement bu rëy ci ni ñu gisee changement ci yeneen structures yi ñu jaar pour yore ko jërëjëf Alaaji Gora ñu lay jaajëfal bu baax di fàttali ni moom ñu toog ak moom di waxtaan ak moom muy Gora Ndiaye di candidat à la candidature war a demee coalition bi nga xam te ne bi mooy wàllu Sénégal muy coalition xam te ne bi PDS moo nekk à la tête muy coalition bu am solo tamit am na ay parti yu bëri yoo xam te ne bi am nañu popularité te ñu ngi ci biir te incha allah war bi yoolu lépp incha allah dinañ ci ñëw ngay jàngale kat Gora yaakaar naa di leen ay at a ngi nii ngay jàng man mi sa bokk naa ci ñi nga xam te ne bi jaar naa ci say loxo macha allah dina ci jaajëfal loolu ñu ni nag ci yow sa social bariwul baabu bari doo ko génne très bien waaw loolu am na wax par man peut-être yaa ngi koy def par man gisuma ko man gis naa yeneen gars yoo xam te ne bi tey bu ñu def social dañ koy génne parce que comme politique lañ nekk ñoom ñu koy wane nit ñi di ko gis xam ni diwkat mi ngi def nii mi ngi jàppale askan wi candidat yi fi nekk mais Gora jàngalekat la mais gis nañu daal bon bu dee yaa ngi def ñun xamuñu mais wax dëgg yàlla askan wi nee na nga jàppale leen bu baax a baax di leen jàppale ci seen surtout maa yow nga nekk jàngalekat boo xam te ne bi encadreur nga enseignant nga loolu tamit bëgg naa tamit nga toll ci askan wi Baye Maama jërëjëf xam nga man dama wuute yenn politiciens yi parce que dafa am loo xam te ni man jàpp ma ni social la dama jàpp ni puukare la quoi mais politique lañ nekk ko rek aussi politique lañ nekk mais xam nga tey Maama Baye Maama tey nit ki ñëw dis ma soxlaan tey ma dimbali ko te yàlla tax kooku allah kulli xaal bu demee élection mu votel ma nga ba mu votel ma bokkul ak Talla Niasse mii ma ñëw ñu dëpp ñu caméra yi ma génn 50 000 wala 10 000 francs may ko loolu social xam nga loolu la loolu puukare te caméra yi nga jéem après man sama gis-gis man social dama ko jàppe mooy gis nit ko war a dimbali nga dimbali ko taxaw ko te yàlla tax man yàlla dafa maa dénk ñetti mbir yu nekk ci ay politiciens ñett bu dee compétence nekkoon ci Talla Seck sénateur yàlla dimbali ni ma am na lu ma ci yor bu dee ab yar nit ñi waxal nañ ma ko Abdou ñu ngi ko ne xam ne ko yar la wër na mën a jël naa ab yaram man bu dee nangoo sonn ci nit ñi Tanor Diagne kenn du gën ko nangu si sonn ci nit ñi dëgg la mais man ñooñu dama leen def ay idéal ci côté yooyu nag damaa lu ma jël ci yow tibb ci yow ba pare yàlla dimbali nag ma am wéeruwaay muy sama wayjur mu am nekk sama conseil bu mat sëkk gis nga ki may dimbali man du ma ko dévoiler parce que dama ko dimbali te yàlla tax daay maama tey bu ma loon lycée bii nii ma fëggoon tey man la ay élève sàngam dama leen di inscrire jël sama alal di ko def sama waa kër yëguñu ko parce que wax rek mooy indi wax moo tax muy wax mil noonu tey nga ni am na ay élèves yoo xam te ne ci biir lycée bi seen inscription yaa ko gàddu yow peut-être yow monsieur Foutar maire billaahi wallaahi taala mais loolu tamit xam nga tamit Gora considère am tamit est-ce que c'est normal ma naan diw non jëru tur mais au moins parce que tamit
politique lañ nekk. élèves am nañu yaay am. même le président Macky Sall tey boo doon joxee dara. ak yow yaay fàttali ko Covid bi. li ci xewoon coût alimentaire yi doon joxe. dañ ko médiatiser woon. ceeb bi port dafa taxaw ci ceeb bi ñu foto ko. mu fexe ba public ñëpp gis ko loolu tamit ça joue sur sa communication quand même. d'accord mais man pourquoi loolu doo ñu def loolu man damaa jàpp ne koy dimbali waroo ko weer man sama gis-gis quoi nit koy dimbali waaye man dama jënd ay ordonnance yow mii billaahi tey bu émission bi nekkoon en direct di nga gis ñoo xam ne seen réaction dina wéy parce que dafa am lu ma jàng ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane dama gis ñu génne àdduna ma gis sama papa As Dieng témoignage bu am solo boo xam te ni nii xam nga loolu kon kooku doon def social la am na ñoo xam te ni keroog lañ doog a xam ni kii doon def social est-ce que Baye As ni moom feebar na feebar boo xam te ni 150 000 débloqué na ko defee ko ci feebaram boobu yooyu dafa am solo loolu mooy social parce que nit ki ngay dimbal te yàlla tax jàpp naa ne bu nga demee ci wàllu jongante wàllu politique ci lu ñu war a gérer ab dëkk kooku doo des ginnaaw man damay jëndi ordonnance dañ may di soxla may faj léeg-léeg ma dajeeg nit mu ni ma sama kër tey fanaanoo ma dépense billaahi du ma dërëm ma dem leb sama yaay témoin li muy wax lebal ma nangam mu lebal ma dem dugg ci kii ba envoyé ko loolu mooy social man pour man social mooy dimbali ki nga war a dimbali dëgg la mais pas nga jël ko di ko dévoiler bàyyi ma boo gisee sémi bi nga wax nii sémi bii nga xam te ni mooy xale yi ñuy jël seen ñooy Iliman Ndiaye dama nga laaj ko ak mère na koy sox dama nga laaj leen ndax góor a jël na en charge ay élèves jël na en charge ay élèves te pourtant ay élèves te pourtant ba léegi nii taxaw mu fenn wax ko wala mu taxaw fenn ngaa ko poste santé ba ma nekk ne léeg-léeg boo fa gisee ma taxaw fa danaa fa dimbal ay nit ba ma arrêté sama j'ai beaucoup de respect pour lui waaye moom en personne moom xam na ni commune bii di commune Thiénaba 7 ans yi mu fi nekk nii c'est zéro non góor loolu mën ma ko d'accord maa ngi ñëw non xaaral mën ko d'accord may nga àggale sax nag xamal tamit mën ma ko d'accord nga ci droit xamal tamit mën ma ko d'accord mënu fay nekk 7 ans nga ni zéro sànq yaa fi wax ni 100% moom yombul mais comme bu ko wàcceel ko kur ba 0 mënul nekk góor waaw non je m'exprime allez-y demal ma explique tax man la demal continuer moom 7 ans la fi def 7 ans yi mu fi def est-ce que xam nga ni minimum la wax de minimum 70 millions dana jóge ci état di dugg ci suñu commune dana taayan joxoon ni lii laaj def 70 millions loolu moom mooy 7 ans yi wala chaque mois wala chaque année non chaque année laa wax kay mooy seen budget bi waxuma la suñu ressource ñun de ressource yu jóge ci état di dugg ci commune Thiénaba dana taa joxoon ni lii laaj def doonu ma terrain ba léegi gris bi 26 millions yi lépp noonu la mel nag dama ci gris bi ba léegi gris bi terrain bu 11 millions mii nga ne 26 millions la ci gris bi loolu la nag c'est-à-dire fonds de concours day mat minimum 40 nangam millions wala 50 nangam millions bi mujj di 53 millions la fu mu ko def nee na ci électricité la ko def ba léegi yow mi wax ni gisoo poto bu tàkk wala poto buñ taal ñu ni 53 millions la doo ko gis année bi ñu génn 2019 y'avait 47 millions yoo xam te ni école yi ñu ci war a miire école Ndiané école fële Kelle école Démodje ba ni may wax yow nii woo leen waa dëkk ba nga laaj leen ñoom ndax teg nañ biri kon dama jàpp ni moom waxuma la dara mais li état di juy ci état di ñëw man bu ma yoree commune Thiénaba man chaque année ma tabax édifice bu bees moo xam école la moo xam hôpital la moo xam gendarmerie la man dama koy tabax man ci li jógee état waxuma la sax ressources yi nekk ci man chaque année au moins di ngeen am 70 millions defar édifice boo xam te nii ñëpp ko bokk bien public bu ñëpp bokk man télévision ngay waxee yaa ngi Daawur TV dama ne waaw waxaatal bu ñu ma dénkee commune Thiénaba la man chaque année ma tabax édifice bu bees Bara Gaye opposition la bokk maire Yeumbeul Sud dëgg la mais centre commercial boo xam te c'est des centaines de millions fu mu ko defee Al Maktoum bi macha allah demal tabax na fa lycée afan na def dëgg yàlla mais loolu lañ soxla ci ab maire mais ñooñu nag attends mais soxluñu ci ab maire ñooñu tamit aussi tamit seeni maire ak suñu maire bon doole tolloo loolu tamit lañ ci bàyyi ci xel loolu laay bañ a dégg xam nga tolloowuñu tey jii boo jëloon tey par exemple commune Thiès la seen budget toll parce que ñoom loolu lañ toll waaw lañ ca mën a am lañ ca am tey fii ku ne xam nañ Thiénaba waroon na am hôpital dëgg loolu lu am solo la lu am solo santé bu baax boo xam te nii ci la poste bi nekk kee ne ci maternité bi nekk te loolu même pas 50 millions nga réaliser ko mais boo amul vision yow jàpp nga ni yow politique mooy jël xaaj def sa poche ngénte ma jox kee 5 000 wala ma jox kee 10 000 loolu boo jëloon ci conseil municipal maanaam mairie téeméeri rubrique téeméeri point benn point ngay gis moom moo koy def te ñi ko neex la koy def boo defal ñëpp parce que social dafa am ci wàllu mairie tey jii boo demoon ci budget bi buñ ko votel moom léeg-léeg nga gis ñu la 5 millions bii de pour essence la 5 millions bii de pour sinistré yi la 5 millions bii de pour say gasoil la pour nangam ak nangam noonu lañ koy yooyu
dañ ciy mën a dimbal nit ñi loolu dafa am ruj bi yoo xam mais nag pour tabax tey lu mel ne suñu carrière bii li muy génn ci xaalis bu fekkoon duggaat na ci Thiénaba tey kon néega ni duñu am problème ay école ak ay problème abri kon da nga bëgg wax ni li gën du gën pare ci carrière bi dugul ci maire bi waaye mais Talla Diagne moo xam na ni li génn ci ressource fii duggaatul ci suñu dëkk bii fu muy dugg non fu muy dugg ci poos ci ñenn ñi ci poos ñenn ñi partagé gâteau jox ñi leen jënd ay oto tabax ay kër parce que Thiénaba gi ngay gis nii à 75% de la population ñoo ngi dëkk Thiénaba dëgg la nga mën a yor ab mairie de 2014 ba nii may wax yow ñu dugg ci 7 ans ba bëgg a dugg 8 ans te mënoo fee joxoon lii maa ko def biir Thiénaba Seck loolu c'est très grave te gars yi duñ ci wax mais am na ay villages yu ñu fa électrifié fii nii ci ko fii nii ay villages yu mu tën bii dama la amuñu woon courant te am nañ ko fi te loolu ci amuñu ko ci nguuru Baye Talla ma ne jërëjëf Maam Amary Ndack moo tax ma ne jërëjëfe Maam Amary Ndack Seck village boo fi gis ñu électrifié ko la wax ci gàmm waaw ci coobarey maanaam sëñ Thiénaba ba fa nekk la Baye Cheikh Ahmad Tidiane bi fi nekkee village dem na ba yóbbu sax yoo xam te bokkuñ ci commune Thiénaba xam nga courant électricité bokkuñ ci compétence transféré yi waaw loolu dëgg la moom sax du loo xam dañ ko ko forcer pour mu def ko doon war na mën a wuti ay partenaires yu ko def mais moom doo ko dégg mukk yaa ngi dégg mu ni nangam sangam bii ci commune bi la génne fii laa ko def du la ko wax fonds de concours fonds de dotation mooy lan mooy li nga xam te ci état lay jugee directement moom loxo mën a jaar sax mën na faa bañ a jaar boo ñëwee ak fournisseur ngay engagé moo koy génne mooy comme fourniture yi ngay dégg nii ceekoole mais day wooy Thiénaba TV mu ñëw ñu filmé ko mu mel ni moom moo ko joxe alors que moom joxewul dara ci état la jugee directement di ñëw loolu dotation la fonds de dotation xanaa moom jàngul fonds de dotation moo ne waaye léegi yéen ñi nekk ay conseil municipal nekk ci biir waaw di gis loolu ne booy mais te ngeen bokk ci gauche yi bokk maanaam ci li ma bëgg mooy bokk leen parti pourquoi loolu à chaque fois duñ ko dévoiler mais il faut il va falloir que ngeen ñëw ci devant les caméras loolu nag moo tax ngeen ñuy bëgg a sonal ay wax naan warul def lii def ko nangam loolu tamit man moom day xaw a absurde suñu xel yi man moom depuis 2014 ba léegi noppi maa ngi wax maa ngi dévoiler maa ngi xeex waaye dafa am loo xam te ni nii nit ñi askan war nañ ci bàyyi xel mooy une majorité mécanique te xam nga majorité mécanique lan moo koy waral parce que souvent tey man góor ñaa tey bu ma ñëwee ni man ngeen war a fal man rek alors que équipe bi ma yore du équipe bu baax loolu nit ñi dañu war a lànk parce que tey kon bu ma toogee man li ma bëgg la ñii di def mais da nga war a ànd ak say nawlu yoo xam te ni bu ëllëgee bu lu baax ñëwee ñu nangu bu lu bon ñëwee ñu taxaw bañ loolu na lañu amul fii ci conseil municipal bi xam nga wooy rek conseil municipal boo xam te ni ñaar ni dafay kaas wala ñetti nit ci 46 conseils yoo xam te nii xaaj bi boo jëlee 30 et quelques yëpp ay nit la ñoo xam te nii ñii da ngay fay nekk di nelaw souvent amuñu benn respect ci population bi jéem ñoo xool ne lii muy gaañ nii wala amuñu benn formation xanaa ñoom dañoo jàngul wala dañoo bokk ak maire wala dañoo ànd ak moom moo tax mais am nañu jàng ñoo xam te jàng ñu leen tane ci conseil municipal bi fii ci seen maire bi am na fi yàlla xam na ko parce que nit ku jàng ba yor say diplôme ñu ñëw di la imposer loo xam te ni yow nga ni da ngaa jàng ñu jàngu ñu la tane te loolu dafa am suñu conseil municipal bi ay nit ñoo xam te ni nii fa la ñuy nekk di xaar maire daal bu ne yëkkati la ñuy yëkkati mais ñoom jéem ñoo xool sax projet bu ñëw nii lii askan bi la jëm lan la ci mën a gagné déedéet ñoom seen yoon nekku ci loolu ñoom daal lii la maire bëgg lii lañ koy defal nañ ko defal vraiment ñun en tant que conseil fii xeex nañ fi bañ man Ndiaga Dieng bu may dégg de passage on était 2 conseils yoo xam te ni xeex nañ fi bind ba état ñëw poñe Talla Diagne foqal ñi 110 hectares yoo xam te ni ay 110 hectares jàmbur la yu mu jël ci moom la ko jëlee ci moom la ko jëlee ni ko delloo li may wax nii ñoom ay témoins lañ kon loolu bokk na ci seen résultat xeex yi parce que Omar Gueye mi moo yoroon collectivité territoriale actuellement xeex nañ ba mu jël 110 hectares yi delloo ko waa Ngomeen ñu ngi may dégg ñoo ko moom maa la wax li yooyu yëpp na ay xeex rek ñu ngi koy def mais nag dafa am loo xam te ni mënoo ko majorité mécanique majorité boo xam te ni nii lu maire bëgg la ñuy def seen yoon néew ci askan wi lu mu bëgg wala lu baax ci askan wi ñoom seen yoon néew ci ñoom daal ña nga fay nekk sa waay bu ne yëkkati leen ñu yëkkati bu ne wàcc leen ñu wàcc loolu nag moo am fii moo tax nit ñi war a yeewu xool liste yi di ñëw le 23 janvier 2022 ñu xool équipe bu compétente ñu teg ko fii nii parce que bu ñu ko deful tam dañuy perte rek bu ñu ñëwee itam fal Gora Ndiaye comme daa yor alalam di bayangal n'est-ce pas bu toogaatee itam def ni Talla Gora def rek de ok affaire bi moom noonu la jërëjëf Gora futur maire maa ngi lay jaajëfal bu baax di am mbégte loolu ci yow ak contentement itam dara ci leer yi am solo yi ngay def opposition bi yéen a ngi fi waaye Talla leen a ëpp doole looloo am ngeen mu neex leen mu naqar leen mu la ëpp doole est-ce que yéen a ngi xalaat ci booloo dekk benn groupe pour ànd ak moom jàmmaarloo ak moom si ndax sinon lan lañ defoon ne yëkkati ba ca kaw dóor ci suuf waaw man de Talla ñu ëpp doole sax man léegi dama ko dàq léegi kon nangoon nga ko bu njëkk waaw bu njëkk gi amoon na doole bi quoi parce que nag que soit fois nit bu nekkee pouvoir waaw yor pouvoir yëpp yor alal mais nit ñi nag dañoo commencé yeewu nag bay ma wax la ko fii tey nit ñi dañoo commencé yeewu bu baax
te loolu tam nag ñun dafa am lu ñu ci joué. fexe ba mentalité nit ñi ñu yee leen ba ki yor xaalisam bàyyi ba élection egsi mu jël ay 50 000 am topp garab yi. man leen kooku nag mooy voilà fal leen ma bu ma toogee itam dara du wàccaat fal leen ma 50 000 ak nii fal leen ma. su ma toogee lépp lu jëm ci askan bi du jëm ci askan bi te loolu jàpp naa ni nit ñi ñu ngi commencé éveillé wu. man gëwuma ni Talla Diagne doole jooju ñu ko wax fi nii am na ko amu ko parce que Talla ni may wax yow bennoo bokk yaakaar bennoo tasaaroo lañ ko tuddee. fi mu toll nii tes na moom parce que il y a 7 partis la woon. actuellement Talla 5 partis war nañ ko ginnaaw. loolu nag sëñ bi. bu ñu waxee dëgg rek dara desatu fa. dëgg la man nag li may ñaan mooy Macky Sall tabaat ko. bu ko tabaatee ngeen am li ngeen gën a. bu ko tabaatee bu soobee yàlla moom xam naa ni askan wi moom war nañu ko ginnaaw na ko tabaat. waaw Macky bu fekkee moom Thiénaba lay diglu askan lay diglu waa Talla lay diglu bu dee Talla lay diglu. na tabaat Talla. wóolu na ko de en tout cas loolu laa bëgg. boo ko tabaatee incha allah. jëlee ko fi moom day gaaw ci kàttanu yàlla. jërëjëf Gora ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey bu ñu demoon ba le 23 janvier 2022 ñu génn xob yi yàlla def na bon nga nekk ko bu nekk gi moo gën ci commune bi yàlla nag yàlla def nga nekk ko tey lan moo war a nekk sa priorité Gora en tant que maire commune parce que Thiénaba fi ñu toll li Bayaas wax rek nañ ba wax ji te jëm ci liggéey te dafa bëgg a liggéey te xam naa ni discours boobu mi ngi sa bopp bi te yaa ngi ciy bàyyi xel. très bien Bayaas moom ñu wax dëgg la. ñu ngi koy ñaanal de passage. mooy wax ji dañ ko war a wàññi te liggéey. parce que liggéey dafa am solo. dëgg la ñun nag suñu priorité dama naan la dëkk bi commune bi moom lépp priorité la. dëgg la mais lépp loo gis mu jàmp am na lu gën a jàmp. parce que ku ne xam na ni éducation ak santé moom. ñaari mbir la yoo xam te ni xaw naa suuxee ci suñu commune bi. dëgg la abri yi bari na macha allah. santé bi wax dëgg yàlla boo demee ci yeneen localité yi. ñoom da ngay xam ni mbir mi yaa problème barki dem moo njaay bi fi waa jaayee ni génnee. bi ma gisee poste de santé bu Talla Diagne dama ne nag kii nag bu leen ko wax dara. comme poste bii moom Talla fee mu dëkk fii la dëkk poste bi mel nii. ma ne gars yi bu leen ko wax dara. nan toog di ko seetaan nag kon nag kii moom jéemal def dara ci commune bi moom. comme fa mu dëkk fa la dëkk nga gis fa école ba na mel. gis na poste de santé ba mel. ma ne kon kay kii jëratul wax dara ñun nag. am nañu programme. bien vrai que duñ nekk lu ñuy dévoiler pour l'instant. parce que doo ñu dem ba taxaw ba ak suñu équipe. ba mën a wër mais nag ñaari mbir yi moom. dafa nekk wala ñett sax laay wax. dafa nekk mbir yoo xam ne suñu yitte la. mooy santé éducation ak jeunesse bi ñooñu moom. dafa nekk suñuy mbiri bopp yoo xam te nii. buñ yàlla tegee ci bopp commune bi. danañ fi def incha allah lu mucc ayib. te li ñuy def itam du nekk luy nëbbee. parce que suñu commune bi ku naan amul doole da ngaa xamul liy dugg ak liy génn. fii waxumal dara mais liñ fiy def ci délibération rek mënoon naa jëmmal dara parce que y a plus de 3000 nangami hectares yoo xam te nii bon génn nañ ko fi booy xool jëloon benn hectare bu ci nekk 150 000 supposons. ñaata la ci xaalis. c'est que nit ñi duñ def analyse yooyu quoi. ak ay mutation yu am yoo xam te ni. mais est-ce que tamit yéen xam nga yéen tamit yéen opposition yi lay waxal. en tant que yow sa lay wax parce que fii. kaskat yi moom dinañ la ko nangul yaa ngi ci kaw te macha allah yaa ngi ci góorgóorlu. loolu tamit est-ce que jërul point yooyu noonu ngeen di ko leeral askan wi bu dee jaar ngeen def ay VAD visite porte à porte yi. di woo askan bi di leen leeralal loolu tamit dafa am solo mais bu nekkee bu ngeen amee possibilité Thiénaba TV dëgg micro ngeen wax ko wala Daawud TV wala Sams TV ainsi de suite ci ngeen ko mën a waxee mais bu dul loolu nit ñi dañu am ci accès bu ngeen leeralal loolu tamit dafa jaraw leeral askan bi. man j'avais entamé woon naa ay proximité Baye Mor Dieng du ma bàyyi ma fenn ànd nañu ay yoon ci ay kër Thiénaba gi commencé woon nañ ko fi am nañ beneen programme bu ñu war a fësal bon xam nga gars yi moom boo ko waxee ñaa koy sàcc nañu bàyyi ba mu jot ñu génn ko incha allah def affiche yooyu noonu man ren maanaam bu ñu duggee ci campagne la ma fas yéene man mooy campagne bi gars yi campagne man du ma campagne ay takki rajo gi takki kii di mbel-mbeli loolu moo ko def man damay inviter la jeunesse les femmes ñu toog échanger ñu wax li leen wax tam ñu indi ay firnde di leen ko wan parce que bëri na tam nag ñuy wax ñoo xam te ne wax dëgg yàlla ñuy firnde nag ñun nag yàlla dañoo dimbali ñu am ay firnde parce que 7 ans ñu ngi ci conseil municipal bi kon li ñu yor ci ay firnde bëri na te bu ñu demee bu ñu ko jëmmalee nit ñi ni leen lii moo fi xew lii fiy dugg lii war na ci am lii war na ci am ñoom dinañu gëm ndax bu boobaa ñun xam na ne duñu wax loo xam te ne du dëgg kon ñun am nañ beneen système bu ñu def tey na nopp ñu foo ñu fekk ci jataay ñu toog ñu ngi dévoiler ay biir yoo xam te ne mi ngi xew ci commune bi te ñi ñaa ngi ci teg seen bët kon ñun am nañ beneen système bu ñu mën a xeexee ak Talla Diagne bu dul toppi ay wuti ay oto rang dem fële ne takk rajo waaw loolu na de day xam ne mënuñu cëpp doole parce que population bi léegi maanaam bu njëkk politiciens ñooy nax population bi de mais léegi population moo leen nax dunoo yeewu léegi parce que ab gars yi bu campagne jotee daal ñu jël oto yi rangale jël seen musique bi teg dugg ci àll ba bu ñu demee rëkk maire yi xam nga dañuy namm yooyu fekk ci nangam ak nangam xam nga ñu jàpp ni ñoom ñoo reex mais affaire bi dafa laayatul ay rajo xam nga lu mu laaj toog nit ñi waxtaan ak ñoom sensibilisation moo xew ci commune bi dañ ko war a xam
c'est-à-dire alal ji dugg ci commune Thiénaba loolu askan da ko war a xam ni lii alal la boo xam dafay dugg fee lay jugee lii te mosuñ cee def dara loolu dafa war a leer te loolu nag pour mu leer il faut que ñu déplacer dem ci nit ñi yàlla xam ne ni def naa fi ay proximité fii nii am ñu mën a àndal te loolu laay continuer yaa dajal Thiénaba dinaa dajal la commune incha allah dañ def le tout ba man fu ma mën a dem sama limi fu ma mën a àgg dafa àgg ba su yàlla lu ma war a wax dinaa ko wax buñ ko déggee nag def la leen neex nga toog di leen seetal mais daal man gëm naa ne lii xew nii ci commune bi nii bu ñu ko dévoilé ba ñëpp teg seen bët Thiénaba gi dañuy commencé mais Thiénaba gi moom boobaa taala moom personne non grata lañ fi jàpp fi jaar parce que ñoom te am na ñum deseel jotalee seen bopp ñu may seetaan mbaax jot na de seen bopp ni fii commune bi li fi dugg ci alal kenn xamul nu mu toll te amul lenn loo xam te ni réalisé nañ ci amul lenn luñ ci def waxuma la daal mais fii moom c'est zéro amul lenn loo xam def nañ fii daal lu ñu fi am maa amul ndaw lañ koy sante gàmmu gi loo fi gis muy ab oto mbalit ak lu mu mën. non attends mënul nekk maire nekk coordonnateur ngeen def ko fi. non góor tamit xam nga non. man de au début déggu naa ne mooy coordonnateur. mooy coordonnateur gàmm moom la ko sëriñ bi nommé. en plus mu nekk au conseil. en plus mu nekk xaritu Macky Sall di mooy gaynde ak Macky Sall diglu ma rek. nekk maire Thiénaba nekk coordonnateur gàmm te sëriñ bi Baye Seck moo ko fal loolu lépp nag mënul yor dama tànk yëpp. mu ngi def fi dër ci gàmm góor tamit nit ki loo ko bañ muy lëkk. nangul ko noppam mi dafa gudd. Talla Diagne dafa mën a daw. nangul ko loolu góor a. taal de xel mi moom wax dëgg yàlla moom macha allah xelam mi quoi xel mi macha allah beneen bi mooy man de bi ñu ko fi nommé bi mu ne dañu ko nommé coordonnateur bi mu ne ca bureau la ma fekk may régler benn problème boo xam te nii moom la woon ak sama benn bokk ci samay famille du ma ci dégg pour wan le man je n'ai aucun problème ak Talla Diagne ba mu nee ma tam dañ ko jox gàmm gi tam dama ko ci ñaan réussite ñaanal ko ni ko ñu ko yor ñëpp réussite bu ñu ci am yàlla nga am ko ci kaw sa njort ci début bi nag man doon naa ko gis wax dëgg yàlla man parce que man ci comité kii bi laa bokkoon am nañu ay réunion yoo xam te ne daje nañ ci man ak moom ci ay réunion yoo ñu laaj nañ ma wax naa ci mais dem naa ci fin bi nag wax dëgg yàlla man gisuma ko ci organisation bi xaw ma nag daa bàyyi wala bàyyiwul man loolu man sànni ko non li ngay wax leerul de nga ni fin wu lan ne Talla au début là waaw mu ngi woon ci coordination bi moom mu ngi woon ci gàmm gi man ñii seesatal ak yooyu man daal dinaa gis bu gan ñëwee mu génn caméra yi ñu taxaw wax mais coordinateur moom waaw moom doxiwul doxinu coordinateur ci gàmm gi lu tax nga wax loolu mais coordinateur gi bi ñu waxee mooy coordination kii coordonné kan la moom moo doon coordonné gàmm gi CND ak CRD moo ñëw ci biir man président yow mii bi waaw moom bi muy jël discours fee ci sous-préfecture bu Thiès gouvernance waaw yaa ngi tax ci ginnaaw si naa la ci image yi moo tax man la jamono yooyu de moo nekkoon coordinateur jamono yooyu mais jamono yi gàmm gi nii bàyyi mamul waaw boo génn ci benn mi laaj gars yi liggéey ci gàmm gi lax de duñ la ne ñoom Talla Diagne mooy coordinateur gàmm gi man de gisuma moom dox lañ ba mu dox bu waaye ne mooy coordinateur ci gàmm gi El Hadj Diop de man jàpp naa ne mooy président non El Hadj Diop moo fi nekkoon comité d'organisation moom waaw moo fi nekkoon ndax moo mujj man de lu ma xam moo may woo téléphone moo may wax moom laa gis tam lu ñu war a jënd ñu dem mu jox ñu jënd waaw est-ce que du maire moo ko délégué loolu jox ko pouvoir parce que nooma tànk dafa bëri na bàyyi loolu xel am na ci weewu tànk daal gars yi dañ dafa gedd xaw ma nag gedd non loolu maire ñëwul non du ko def dafa gedd xaw ma nag di gedd la am déet gedd rek maanaam coordination genn gàmm gi la maire gedd dégg naa ko te nag yenn na maanaa nag lu waral loolu mooy lan waaw mooy nam doon doxee man gisuma ko mu doxaar ko mu doon doxee au début waaw non wax dëgg yàlla gisuma ko mu doxee noonu kon xanaa dafa am lu nekk ci biir lu lënt wala lu demee noonu jàpp naa ne El Hadj Diop mooy coordinateur gàmm nga ren gi bi ñu paree tam moom laa gis moo sant devant la presse mais maire mi ngi woon ñëw toog ba xalifa bi sant na ko gërëm ko man nag damaa ñaanu yàlla xëy dem ba nekk maire nekk coordinateur gàmm man gàmm dama ci yàgg liggéey ci di ma ne bàyyi suñu xaar te nekk bu mu woon dara ci laa nekkoon di liggéeyal maam axoon daal ñaanu gisuma ci ku ma ci sant ak ku ma ci gërëm nag am na ñoom nag dañuy wut ndombal tànk yaa ngi dégg pour nekk coordinateur nekk naa maire tey voilà parce que moom taxawoon na fi ne xorom sëñ bi du ko jënd ci gàmm gi ko waxoon loolu maa bëgg ngeen dem laaj waa kër sëñ bi ndax wax jooju wér na wala wéru non góor dafa mel ni yow dafa am looy insinuer looy junj wax li may junj kay leer la góor yow man mosuma la xam ragal de non ragalu ma de dama la Talla Diagne moo taxaw fii devant tout le monde caméra yi taxaw daaw TV gi si jël na ko mu ni ren daane sëñ bi du jënd sax xorom loolu lu ko fi indi yow ñi ngi wax émission ngay waxi xorom ça veut dire que ni est-ce que nit ñi dañoo war a am information bi xew c'est-à-dire bu ñu taxawee kon am na la xew wax dara di wut buzz yaa ngi dégg bu demee ba loolu dàqu nit ñi dañu ko war a xam te loolu mën a wax daa dàqu léegi kon loolu dàqu na li fi nekk wax ñu ko leeral la ñu xam li ñu fa nekk mooy Talla Diagne ni mu doon coordonné gàmm au début ak à la fin moom daa mujj man ci sama gis-gis daa mujj boycotté bàyyi wala daa dem affaire bi tàng boobu mu daw ndax xorom moom gars yi dafa mën a xorom waaye li jënd bëri na man de fii léegi yées bu ko gars yi jënd c'est ay centaines la kon da nga bëgg wax ne Talla Diagne engagement yam jëlee ci coordination yëpp defu ci dara def ci dara loolu koy waa kër yi xam nañ loolu nan dem ñu laaj waa kër sëñ bi
yàlla xam na ne li mu engagement bi mu waxoon defu ko. yaa ngi def ay révélation yu garaaw. révélation yu garaaw li may wax ni kii lu wér la man ci gàmm gi laa bokkoon. waaw yaa ngi woon ci commission yi. moom moo jël engagement ni moom mooy indi lépp luy moyen xorom sëñ bi du ko jël na dem laa sëñ ndax débloqué na wala développé man loolu laa bëgg ngeen laaj waa sëñ bi ndax ñoom débloqué nañ xaalis jox waa comité d'organisation defuñu ko kon loolu ñuy wax noonu dafa dàqu dëgg yàlla c'est que man gars yi dañuy ñëw ci gàmmu Mamadou Ndak yi nii di ci wut bës xaw ma di ci wut bu seen poste tey maa ngi dégg kàddu gu am solo sëñ bi di ko wax ci péej bi lu jar a bàyyi xel la mooy riba nee riba dañ ko moytu xam nga riba mooy lan xaalis bu jógee faneen war a ñëw ci ay nit ña ko dogaale waxuma la riba waaye def na lu gën a garaaw riba maa ngi koy dégg nag amaguma ci lu ma leer xam nga góor a yow yaa parce que man boog li ngay wax boog leerul sama bopp mais li ma ci déggee dafa am benn action bu garaaw bu am scandale c'est que am na ci gàmmu Thiénaba gi c'est que Thiénaba parfois du ma comprendre quoi dam naan ñoom lan lañ bëgg quoi au fait ku jub lañ bëgg wala ku jubadi lañ bëgg man daal doo comprendre ñoom benn instant la lañ bëgg li xew ci dëkk bi nii bàyyi ma boo defee micro trottoir laajte ñu bëri dina la ko wax xam nga ni gàmm bu jotee état am na lu muy def am na xaay alal ju muy jëlee fële di ko indi ko jàppale néew de loolu fépp la am Thiénaba ji gën a tuutale mais am nañ ay économie baaru xaalis bu bari y avait 200 millions boo xam te ni moo waroon jógee fële ñëw fii mais 200 millions yi noonu bay mawul gars yi neen dañ ko dóor de loolu nag moom bëgg naa gars yi indi ñu ay leer su ma déggee mooy 200 millions 200 millions yi dóor nañ ko ci gàmmu Thiénaba gi ci gàmm gi te ñu ko ci dóor kan ak kan wala ñan la lépp ñëw du ma tudd tur xam nga tax du ma tudd tur waaw parce que amaguma firnde xam nga tey mën nga tudd tey tur kenn mu daal lay porter plainte parce que doo ko indi firnde bi bu leer dëgg la diffamation la mais ñoom war nañ leen laaj ñoom ñi nga gàmm gi ak ñi indi xaalis bi war nañ leen laaj ndax loolu ñu wax dëgg loolu dëgg jërëjëf Gora maa ngi lay jaajëfal bu baax di am mbégte loolu ci yow macha allah def na fi ay révélation yi amul solo mooy nekkoon Gora Ndiaye mu nekk futur maire bokk ci coalition bu am solo muy coalition wàllu Sénégal macha allah ci taxawaay mu nekk secrétaire aussi bu général bu PDS fii ci Thiénaba ñu ngi doon ko dalal macha allah waxtaanu am solo bu neex sax macha allah góor yi tamit ñu ngi lay jaajëfal ci loolu léegi nag bu ko defee dama lay bàyyi bu ko defee nga def sa dernier mot rek ndax temps bi wax dëgg yàlla bari na xam naa sax bu dee ba gën a jege élection yi loolu bëgg naa la yow ak plateau ak keneen bu ko defee ngeen gën a mën a waxtaan gën a mën a ku nekk étaler sa projet bu ko defee mën a Talla Diagne bu ko defee ak Talla Diagne war nañu am non da ngay wax loolu ñi ma woo ko plateau maa ngi moom même seen nijaay mais tey boo bëggoon lim jàpp jamono Talla Diagne mooy làng xam na ne ñi ma woo Talla non Talla man jàpp naa ni man buñ ko waxee plateau moom man du ñëw su ma ko invité plateau man mën naa invité Talla Diagne plateau invité ko su ma invité yow di nga ñemee taxaw moom jàmmaara moom ngeen waxtaan li may ñaan boo ko invité waaw ñu ko Gora Ndiaye nga war a jàkkaarloo yàlla na ko yàlla dimbali jàppale ko may ko fit ba mu ñëw jàppaarloo ak man gay nag Macky Sall fit ngay wax de di wax non du gay Talla du gay nag Macky Sall de xam nga gars yi gay nag Macky Sall Gora man tey ñu naan diw gay nag kii rek yooyu moom ay slogan la quoi mais Macky Sall man jàpp ma ni jox na benn importance Talla Diagne yàlla métti xam na ko nag du contre ko du dara bismillah loolu dina jàgg ci kanam loolu lu kanam rawati ba c'est-à-dire li ma tëjee rek mooy nit ñi dañu am taqwa ragal yàlla xam ni même suñu jotaay bi ñu def ni bàyyi ma ëllëg ci kanam yàlla danañ ko def quoi dëgg la bu ñu ko defee am solo la dinañ bàyyi xel di wax loo xamante ni du dëgg wala ngay dugg ci loo xamante ni sa yoon néew ci ba léegi loolu jar naa bàyyi xel bu baax maa ngi sant yàlla nag bu baax ci ñu mayee ñu fekkee gàmm comme ni ma ko waxee léegi tey ba gàmm gi jàlloot ñun ñu nekk soldaaru Mamadou Ndak nag di ko liggéeyal ci gàmm gi séntu wuñ ci tam ku ñu gërëm wala ku ñu gërëmul waaye maa ngi jaajëfal ñi nga xamante ni organisation bi ñoo fa nekkoon ndax tey bu ay millions ñëwoon te gars yi nekk terrain bi ñëw ñu fa maa ngi dégg Pape Moussa di ko wax tey gàmm gi ni mu mel du ñu mel loolu dëgg yàlla kon ñu ngi jaajëfal ñi newoon ci terrain bi di liggéey def naa ni tey bu gàmm gi melee nii wala bu taaroo nii kon ñooñu la di sant Mame Ahmadou Ndak encore une fois ci lim ñu fàggul bés bi di gàmm